asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil ay petit plat la ñuy defar yoo xamante ni dañ leen koy indil nga xam ni soit soo génnee wala nga am ay gan ak yooyu mun nga ko defar te du la jëlal benn temps te mun yu ci bëri mën nga ko def aussi def ko ci sa congélateur nga xam ni saa boo soxlaa rek da ngay daal di génnee donc bu ñuy njëkk a defar nag incha allah mi ngi nekk crevette bi nga xam ni dañ koy enrouler ak feuille de neem yi bu ngeen di fàttaliku ci bernde yu njëkk yi defaroon naa ko donc moom dañuy indiwaat encore indi beneen version revisitée donc pour wan leen rek soo ko bëggee servir ci style buffet wala genre petit comme apéro donc ni nga koy defee sans plus tarder lii nag moo siy dem dinañ soxla crevette comme niñ ko waxee ku nekk xeetu crevette bi nga am nga utiliser ko bu fekkee ba mu des bu sew a sew bi noonu mooy yi nga xam ne crevette salade la donc crevette dinañ soxla aussi feuille de brique donc ku nekk kii bi nga am rek nga utiliser ko feuille de brique dinaa soxla fii tuuti kaani c'est optionnel soxla sel am fii soit farine wala maïzena wala ku ko bëggul mun nga ko sax omettre sax far man tuuti maïzena laay jël dinaa yore aussi suñu épice bi nga xam ne dañ koy mélanger ba pare ngeen gis fii fi mu nekk nii ma yore fii nana menthe ak aussi basilic bu tooy bi donc feuille de basilic ki nga xam ni amoo basilic bul sonal sa bopp li nga mën a def mooy soo amee persil chinois bi ak wala benn xeetu persil boo yore rek ak naana bi dina la jox goût basilic te dafay neex ba bëgg a dee donc moom la ñuy ñëw def nag daal di leen wan incha allah nuñ koy daal di assembler. Voilà gis ngeen crevette bi man bi ma am c'est déjà cuit. Donc dañ ko togg ba pare bu la neexee soo amee bu cru bi nga xam ne kenn toggagu ko mun nga ko utiliser aussi amul benn problème mais man dama gis ni bii moo ma gën a yombal te mooy gën a gaaw pour man léegi dañ ko lii yëpp nii laa ko jëndee donc dañuy jënd bi ngeen xoolee bi ma defaree woon ci bernde man maa ko doon xollil sam bopp donc bii nii dañ koy xolli bàyyi ci geen boobu nga soxla même booy xollil sa bopp aussi da ngay xolli après bàyyi ci geen bi ci côté bi ki nga xam ne bu frais bi la yore fraîche kii crevette dafay boo ko xollee da ngay dagg fii ci ginnaaw ci dos bi quoi léegi soo ko daggee dafa am genre membrane la wala benn affaire bu ñuul daal bu nekk fii moom ngay dindi raxas ko parce que c'est pas appétissant quand même donc ma daal di ñëw gis nga crevette xam nga moom naturellement dafa courbé donc dañu bëgg te bu ñu defaree kii boobu genre apéro boobu dañuy bëgg mu tàllaliku léegi pour def loolu damay jël côté sens opposé bi gis nga xam nga crevette soo ko téyee nii mu toog voilà gis nga au lieu ma bàyyi ko ci sens bii nii léegi fi nga xam ni foofu lay toogee mooy fi ñuy dagg fii nii ci ginnaaw donc biir bi moo nekk nii moom laay jël ma koy def ay tranches yu sew nii ndànk du ma trancher jusqu'au bout c'est juste pour mu dimbali ma nga xam ni bu ma ko bàyyee après gis nga nu mu commencé di tàllaliku déjà loolu rek laa ci soxla gis nga bariwul li ma ci def gis nga nii lii laa ci soxla donc voilà gis ngeen pare nañu ci suñu crevettes yi léegi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw rek assaisonner ko donc directement damay daal di ñëw def sama assaisonnement bismillah donc mu nekk suñu mélange d'épices ku nekk rek li nga am ngay utiliser su la neexee nga def sel ak poivre kese man bu ma defee nii du ma ci agressive loolu gis nga ma daal di jël tuuti ci kaani bi voilà ki nga xam ni moom bëggul kaani mun na ko omettre complètement gis nga booy xool nag laaluma geen bi parce que bëgguma mu takk benn marinade bu dul loolu su ma ko lakkee day gaaw a xam te couleur bi mu yore nii bu rosâtre bi moom laa bëgg toujours mu des ak man gis nga léegi comme dañuy mariner rek ma daal di jël tuuti ci
corn kii bi maïzena bi tuuti rek laa soxla ma def sama loxo lii c'est juste pour mu bañ a tooyal suñu feuille de brique yi gis nga li ma siy def quantité bu négligeable la bariwul bu dul loolu day siit si feuille de brique yi bu ko defee xam nga day daal di guus voilà léegi ma daal di ëlbati beneen sens bi aussi ki nga xam ni nag bëggul par exemple crevette wala mu développé si allergie ku mel ni sama doom Famboj da ngay li ngay def da ngay daal di remplacer crevette yi par kii nu mu tudd par bu la neexee nga def filet de kii ginaar nga dagg ko mu sew xam nga daal di koy def comme ay bâtonnet bu ko defee tu refais la même chose ak kii bi ak feuille de kii bi brique yi nga daal di leen di laxas ci kawam loolu aussi beneen façon version la wala keneen ki nga xam ni moom bëgg na par exemple jën mun na jël jën pare à la place mu def ko moom itamit dagg ko ay filet de poisson donc def ko ay tranche léegi rouler ko bu boobaa day daal di mel ni rek comme neem mais ak kii filet de poisson voilà li des li dama koy xóoyal pour tëjee ko après kii bi feuille de brique yi voilà gis nga moom marinade am nii la jarul sonn jarul def dara si kaw fi nga ko daggee foofu nga koy mariner donc lii la ñuy def daal di ñëw commencer jël feuille de brique yi nag daal di commencer assembler déjà. voilà gis ngeen fi mu nekk nii lii am mooy suñu feuille de brique yaa ngi nii muy nekk kiiwu neem yi donc bokkul ba léegi ak galette de riz. ku mu neex mun nga utiliser galette de riz wala su fekkee ni feuille de brique jàppandiwul nga jël gis nga fataaye ni ñu koy defaree. nga jël ko dër ko ba mu sew nag léegi nga defar sa pat fataaya mais dër ko ba mu sew a sew nga xamante ni du dëll daal nga enrouler ko ak crevette bi loolu tamit beneen option la pour ki nga xamante ni feuille de brique jàppandiwul pour moom léegi gis nga man bu carré bi laa am dama koy daal di dagg ci digg bi def ko ñaari triangle gis nga su ma ko defee ñaari triangle nii jeex na léegi selon seen kii crevette nu mu toll su fekkee ni par exemple yu xaw a sew la mun nga daggaat triangle bi encore beneen triangle nga daggaat ko ci digg bi nii bu ko defee nga utiliser loolu pour nga xamante ni doo am kii bu bari mais man crevette yi dafa xaw a dijji tuuti mënuma def loolu donc damay daal di ñëw teg ko nii léegi soo gisee da ngay jël sa torchon bu xaw a tooy comme ni ngay conserver galette de riz rek soo ko ubbee ba pare même chose même concept bi ngay def donc su ma ko defee nii léegi damay daal di jël benn daal di tooyal suñu kii tuuti foog ma dolli sopalin wala torchon gis nga su ma ko jëlee dama koy def ndox ba mu guus la xaw ma léegi daal di koy teg ci kawam loolu li muy def mooy day tax kii bi galette de riz bi du wow parce que soo ko ubbee à l'air libre rek dafay am tendance di wow bu ko defee loo koy munti def day nekk di dammate après léegi nag ma daal di ñëw commencer assembler léegi li may def mooy damay daal di xaaral ma pousse lii nii comme ça ngeen mun a gis bu baax a baax voilà ma daal di jël gis nga triangle bi mooy féete ak man ma daal di jël léegi sama basilic teg daal di jël sama nana menthe aussi teg gis nga ma jël ko teg ko ci kawam nii rek voilà gis ngeen nii léegi geen bi gis nga fi nga xam ni moom moo des te nga xam ni kenn xolliw ko woon moom mooy féete ci biti toujours léegi ma daal di jël gis nga kii bi feuille de brique bi ma lem ko su ma ko lemee dama koy lem ba mu dëgër nag si du loolu soo ko deful ba mu dang dafay daal di rocceeku soo koy saaf rek muy rocceeku ci biti gis nga su ma ñëwee ma jël beneen côté bi rabattre ko gis nga ba nga xam ni dama koy mun a tëj ba mu mel ni paquet gis nga lii di déborder fii bu la neexee nga dagg ko ba mu rafet defar finition bu nice comme dafa dagg gis nga ñu rouler après ma jël voilà gis ngeen lii nii suñu cornstarch bi la moom mooy maïzena bi wala ki nga xam ni farine la am mun na jël farine mu xóoyal ko tuuti wala su fekkee loolu yëpp defoo ko nga jël nen par exemple
nga jël nen nga daal di koy bati donc c'est juste pour mun a tëj kii bi suñu galette suñu kii bi feuille de brique bi voilà gis nga damay yëngalaat nii rek ak sama loxo daal di ko ci diw nii gis nga moo ko defee nii daal di tëj gis nga fexe mu tëju léegi su ma defee nii dama koy jël fi nga xam ni moom moo tëju laay def mu féete suuf ma daal di dem jublu ci yeneen donc damay def comme ni ma conserver galette bi gis nga moom laa am fii benn plateau boo xam ni dama tooyal sopalin bi wala torchon donc def nii daal di koy jël muur ko ci kawam nga xam ni du wow ma continuer def yeneen ma wan leen benn deuxième bi gis nga lal naa basilic bi ci suuf donc ma jëlaat fii bu ngeen xoolee côté bi nga xam ne moo gën a ñaaw gis nga mooy bu damatee bii nii moom laa def ci biir léegi bu ko defee parce que foofu laay lem xam nga après donc moom du feeñ du ma nekk di gis nga lii moo tax ma choisir côté boobu nga xam ne au lieu may nekk fii di ko daggaat ak yooyu mu di ma sonal damay daal di lem ko rek di ko rabattre ci biir gis nga bu ko defee ñu daal di continuer jël suñu maïzena pâte bi voilà ñu daal di tëjati donc toujours rek même partie bi mooy féete suuf donc ñu daal di teg donc dañuy daal di continuer rek bu ñu paree ñëw wan leen produit fini bi buñ ko lemee ba pare nu muy mel avant ñu koy commencer saaf incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii léegi kii nañ ko rouler nañ ko ba mu baax voilà bii ma tourner ko nii moom mu ngi tourner fu ne ñu rouler ko ba mu baax léegi dañ koy daal di tëj gis nga ak sopalin bi donc daal di teg sa diw nga teg sa diw rapidement boo ko tegee nag nga daal di saaf bi moom day daal di rek ñëw rek gaaw incha allah parce que affaire yi crevette bi ñor na donc kii bi rek la ñuy feuille de brique yi rek la ñuy bëgg mu ñor doore te xam ngeen feuille de brique moom dafa gaaw a doore bay bëgg a dee donc en attendant ñuy xaar diw bi di xaw a tàng tuuti li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencer defar sauce bi nga xam ne moom lañ siy def voilà damay daal di jël suñu tahini mooy pâte de sésame bi nga xam ne moom laay tàmm di def ci ay shawarma ak yooyu gis nga dama koy daal di jël moom mélanger ko bu baax daal di def tuuti ci bool bi gis nga ma daal di jël soxlawuma lu bari lu yem rek laa soxla ma jël ñaari kuddu nii su ma paree daal di jël aussi sama tuuti citron ku mu neex nga def vinaigre aussi man tuuti citron laay def voilà gis nga su ma paree ma daal di jël sama ndox bu ndugg def ko ci pour mu neex a mélanger donc du ma ci def lu bari parce que après damay fejet ay sobleek yooyu damay def comme si dama doon defar mayonnaise à la seule différence que ni li ma koy remplacer mooy pâte de sésame bi laay remplacer mayonnaise bi mais sinon leneen loo bëgg a def ci biir tey jii dinaa dagg soble ma def ci peut-être ma dagg concombre tomate fraîche peut-être wala kaani salade à la place donc moom laay jéem a xool léegi nañ jël tuuti ndox bu ndugg daal di koy def avant ñu koy assaisonner incha allah. voilà gis nga ndox bu ndugg bi laay jël nii rek def tuuti la ñuy def parce que bu ñu fàttee kii bi dafay am tendance di soble bi di génnee ndox donc bëgguñu mu ndoxe ba mu ëpp tamit daal. gis nga consistance bi je pense que baax na nii ba ci kanam donc en attendant ñu daal di commencer peut-être saaf affaire yi xool diw bi fu mu toll. voilà gis ngeen suñu diw mu ngi nii donc dañuy ñëw rek daal di boo leen xoolee defuma lu bari normalement mun nga def lu baree bari mais dama xaw a def rek loo xam ne dinañu mun a saafal lii rapidement léegi dañuy daal di ñëw rek commencer bismillah. gis nga diw bi aussi sensul. voilà gis ngeen mu ngi nii dañ koy seppi rek donc suñu paree dugalaat yeneen yi après bu ñu paree seppi daal leen di wan incha allah nu ñuy defaree sauce bi ak nu ñuy daal di assembler ñoom tamit seen yëf. voilà gis ngeen léegi damay daal di def tuuti sel ci suñu mélange bi gis nga même citron bi mun na am ma dolli ci tuuti mais damay xaar ba mélanger yëpp ba pare door a xool ndax war naa ci dolli ou pas jël suñu mélange d'épices nga xam ni dafa amaale kii curcuma mi ngi noonu donc bii duma ci def kaani ku mu neex nag mën nga def kaani damay jël kaani rek teg à côté pour ki nga xam ni moom bëgg na par exemple gis nga buñ defee nii li ma yoree fii voilà oignon la
ak bell peppers muy poivron bu rouge bi ak carotte boo xam ne dama ko fejet donc lii dafa nekk loo xam ne dama koy def man ci sama mayonnaise su ma defaree mayonnaise donc même chose laay jël rek bismillah def ci biir gis ngeen ma mélanger bu baax après nga xam ne su ma ci defee carotte bi damay ñëw rek jël ndànk di ko ëlbati ci biir ak yooyu voilà léegi ñu daal di jël essayer ñam suñu assaisonnement mën nañ dolli tuuti sel ak tuuti citron aussi citron yi c'est selon votre goût rek yéen gis ngeen donc yor naa couleur yëpp mu dese ma daanaka couleur vibrante yëpp léegi nag mu dese ma lu verte damay daal di ñëw xool su ma amee oignon vert ma daal di koy jël dagg def ci kii bi ci mélange bi bu ko defee mu daal di complet nag léegi ñu nettoyer après ñëw wan leen incha allah ñun nu ñuy assembler. voilà mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mu ñu woon nii tey ñu wan leen comme li ñu leen waxoon rek petit plat yi donc ku nekk yow yaay xool nan nga koy présenter man su fekkee ne dama ko def sous forme d'apéro nga xamante ni dama koy teg ci sama table de buffet par exemple bii benn ci présentation yi la dinañ leen won beneen aussi boo xam ne mun nga ko def nga xam ni bii nii day nekk portion individuelle ku soxla da ngay daal di jël benn kopp ak benn crevette bi nii donc nga daal di siy def sauce bi ci boppam bi nga xam ne mooy genre mayonnaise bi nga xam ne moom la ñu jël daal di koy def ak moom léegi nga xamante ni loolu da nga koy jël di bu fekkee ni kuy bouger la di dox di dem def yeneen affaire mun na ko jëlaale di lekkaale di dem yoonam quoi donc boobu mooy benn ci kii yi beneen bi dañ koy def version boo xamante ni da nga koy daal di teg nga xam ni teg fa sa ay ustensiles nga xamante ni ku soxla rek da ngay dem daal di jël sa plat ñëw jël quantité bi nga soxla daal di dem sa yoon donc émission bi nekkoon nii nag ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di leen essayer ak yooyu di ñu won aussi bëgg nañu gis seen version yéen aussi bu ngeen ko essayer nu muy mel di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen xeetu tuteur aussi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah